waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yii nii ñoom ñëpp dañ koy job caméraman ñu dugg si biir Pibery yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. fii mooy Pibery yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job. Aïcha gaay ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci place bi teel ñu ko expliquer gars yi. asalaamaaleykum gars yi. char naa lépp waa Sénégal waa diaspora surtout ñiy suivre Lamyn TV di ko béggee bu baax donc fii mooy Pibery donc li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp ay flocage t-shirt moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc lii da ngeen koy am fii cak même pas une heure de temps ngeen jot ci voilà léegi aussi bu loolu weesoo am nañ li nga xam ne mooy Pibery mag lii aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibery defar restaurant yi am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yaa ngi nii dañ koy defar tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannières ay autocollants ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci Pibery. yan support ngeen di bind parce que dégg naa ngeen di bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi gën a fës ci Saint-Valentin bi. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamyn TV benn kii wam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yooyu noonu. bien sûr photocopie dañ koy def impression numérique lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngand A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na Pibery jaa ngeen jëf. waaw di bëggewaat Lamyn TV bu baax ci visite bi ci confiance bi aussi parce que gis nañ liggéey bu muy def bu baax ci Petite Côte bi ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamyn TV yoo xamante ne fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone bi. waaw adresse bi fii mu ngi nekk en face centre de réadduction. centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing. fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf gars yi. tout droit. siyaar nañ leen bëggee nañ leen nuyu nañ leen bu baax a baax yéen ñuy suivre Lamyn TV di leen di jaajëfal. tey mercredi le 25 mai 2022 ñëwaat ak yéen ak beneen numéro journal di Mbapat comme ni ñu koy defee jox leen li nga xamante ne moom mooy résultat wu lutte simple mais aussi jox leen li nga xamante ne moom mooy programme wu lutte simple bi ci week-end bi wala ci semaine bi ñu jublu balaa ñu cee yëg si nag dañuy commencer ci meilleur lutteur de la semaine trophée bi semaine bële passé ñu ngi nominé woon général bu Malika nominé woon Ndiol Géant bu Bargny nominé woon ki nga xamante ne moom mooy Thiaka Faye mais bu ñu xoolee wala Ibou Ndiaye ëbbali mais bi ñu xoolee vote yi ki nga xamante ne moom mooy général bu Malika moom moo gagné trophée meilleur lutteur de la semaine mu nekk ñaari trophée da nga xamante ne général bu Malika gagné gum na ko
pour l'instant moom moo téegum record bi. Il est le premier lutteur à gagner 2 trophées meilleur lutteur de la semaine. Voilà pour semaine bii ñu génn aussi dañuy nominé waat ñetti mbër nii lay demee ñetti mbër yi ñuy nominé da ngeen di dugg ci commentaire yi ngeen votel kenn si ñooñu noonu vote yi nag na doon du objectif ki ngeen jàpp ne moom moo nekkoon le meilleur de la semaine. Pour semaine bii dañuy nominé ki nga xamante ne moom mooy Ndiol Géant bu Bargny day ñëwaat moom mi jël jaxaaw nominé ki nga xamante ne moom mooy Modou Pouye lutteur numéro 2 bu mbaaw bi jël Adrien Senghor nominé aussi Ibou Ndiaye Obali bu Diofior bi nga xamante ne jël na Daga Diawdine jóge fa jëlaat fi nga xamante ne moom mooy coom bi donc ñetti mbër yooyu lañ nominé ci vote yi da ngeen di dugg ngeen votel Ndiol Géant bu Bargny wala Modou Pouye lutteur numéro 2 wala Ibou Ndiaye Obali bu Diofior wala bu Parcelles tout droit meilleur lutteur de la semaine trophée baa ngi noonu voilà. léegi ñu jàll si li nga xamante ne moom mooy résultat wu lutte simple ci semaine bii ñu génn dañ koy commencé ci jeudi bële passé le 19 mai faleta Daga Diawdine foofu Ibou Ndiaye Obali bu Diofior moom moo ko jël ko ci kaw Biram Mbissine Sène poids léger yi foofu ta Daga Diawdine Zarko bu Mbassis moom moo ko jël ko ci kaw Général Diouf raw gadu yi Arara bu Sokone jël ko ci kaw Cheikh bu Sum Arara borom ñoom baato bi Arara borom loog bi Arara mu ngi yëngal foofu raw gadu buñ teg mu daal di yóbbu Arara félicitation mu ngi def ay résultats yu baax a baax arrondissement Fimela ak département Fatick Boros moo fi nekk mais département Foundiougne bi nag ñoom baato beeg loog bi Arara moo fa ne ca raw gadu ya voilà. donc bu ñu fa jógee le 21 mai ci samedi bi fi nga xamante ne moom mooy jaxaaw amoon na làmb jaxaaw Ndiol Géant bu Bargny moom moo ko jël ko ci kaw Abdoulaye Ngom si mbokkama bu jaxaaw poids léger yi foofu ca jaxaaw monument bu Ndianda moom moo ko jël ko ci kaw Assane bi dëkk Njëmu fi nga xamante ne moom mooy coom bi amoon na làmb ci samedi bi la doon jeex le 21 coom bi Ibou Ndiaye Obali bu Parcelles wala Ibou Ndiaye Diofior moom moo ko jël ko ci kaw Batim Fall bu Ndangaan poids léger yi foofu ca coom bi moon bu Fatick rakk ci Aliou Ndour bato Sénégal moom moo ko jël ko ci kaw Maam Tening bu Marsulu wala Maam Tening bu Mbassis raw gadu yi foofu ca coom bi Aliou Petit avion bu Fatick moom moo ko jël ko ci kaw Mbam ne Mbassis voilà loolu moo amoon fee ca coom bi fi nga xamante ne moom mooy Jonwaar amoon na lamb Jonwaar Omar Jalang bu Ñoojoor wala Omar Juwaane moom moo ko jël ko ci kaw Boros El Bandi bu Mar Fafako Boros El Bandi dafa yéeg daal di daanu final poids léger yi foofu ca Jonwaar Roga Yaaja bu Simal moom moo ko jël ko ci kaw Boy Sarr bu Baasul le 22 mai ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Dakar amoon na lamb Adrien Senghor ki nga xamante ne moom mooy Modou Pouye lutteur numéro 2 moom moo ko jël ko ci kaw Babacar Tine bu Ndondol buñ fa jógee dañuy dem fi nga xamante ne moom mooy Sandiara amoon na làmb ci dimanche bi usine technique bu Ngoundiane moom moo ko jël ko ci kaw Toxanto bu Mbuleem le 23 mai fi nga xamante ne moom mooy Santaba amoon na làmb foofu ca Santaba Fambuda bu Baasul moom moo ko jël ko ci kaw Boylo bu Caaroy poids léger yi foofu ca Santaba Dubal bu Jagle moom moo ko jël ci kaw CFA bu Bambougar ñu daal di ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy programme mu lutte simple wala calendrier bi rek ñu koy commencé tey ci mercredi bi le 25 ak suba le 26 ci jeudi bi fi nga xamante ne moom mooy Diofior am na làmb waa Ndamloor bu centre ñoo fa woote tegal nañ mbër yi 15 nag ak 300 000 francs jeudi bi le 26 aussi fi nga xamante ne moom mooy Mbodiène am na lamb ji benn drapeau la Mbodiène waa Ngol ñiig ñoo fa woote tegal nañ mbër yi 500 000 benn drapeau benn fan Mbodiène tout droit le 28 ci samedi bi fi nga xamante ne moom mooy campement Ngeekoox am na lamb foofu nag waa axlu lambu Sénégal ñoo fa woote ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi indi décoration mbër bi nga xamante ne moo ëppale ay drapeau buñ demee tey booy wax ay groupe WhatsApp lambu simple yu bëri axlu lambu Sénégal ñoo inspiré ñu bëri donc ñu leen di bëgge bu baax a baax jël bëgge bi nag teg ko ci kaw loxo suñu grand Alpha Ly le président mu yaatal ko gaa yëpp donc waa axlu lambu Sénégal ñoo woote ci samedi bi le 28 mai foofu ca
campement Ngeekoox tegal mbëri 1 million ñaari drapeau lay doon poids léger 300 000 poids lourd 700 000 kon tout droit campement Ngeekoox. waaye le 28 ak le 29 fi nga xamante ne moom mooy Ñaaxar am na lamb ñetti nag lañ fa teg ak 45 000 le 29 mai ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Somone am na lamb ñu ngi fay teg 1 million 500 000 waa Sangomar TV en collaboration avec Góor Production ñoo fa woote Somone tegal nañ bëri 1 million 500 000 ñaari drapeau poids léger 500 000 poids lourd 1 million kon gars yi samedi bi dañuy jógee Ngeekoox dimanche ñu dal di mbartalu fi nga xamante ne moom mooy Somone tout droit léegi le 29 mai ba tey ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Dakar Adrien Senghor am na lamb Ablaye Diop sum production taalibe Baye Niass bi moo fa woote lamb ji rëy Ablaye Diop ndax xam ngeen ay lambam beneen affaire la noo def mu neex kon amateur yeeg mbëri Ablaye Diop sum production moo leen di woo dimanche le 29 ca Adrien Senghor Dakar Grand Yoff tegal na mbëri 1 million benn drapeau la comme d'habitude voilà. buñ fa jógee le 30 mai le 31 mai ak le 1er juin dañuy def tout droit Bamako buñ waxee Bamako nag waxuñ leen Mali Bamako bi nga xamante ne moom moo nekk ñoom baato côté Toubacouta am na lamb le 30 mai lay commencé jeex le 1er juin tegal nañ fa mbër yi premier jour bi ñaari saaku ceeb deuxième jour bi ñu teg fa benn tonne ciment troisième jour bi ñu teg fa nag ak 35 000 kon tout droit Bamako Bamako bi nekk ñoom baato côté Toubacouta le 30 lay commencé le 31 jeex le 1er njëkkoon nañ annoncé lamb ji nag mais dafa am festival bu fay am moo tax ñu def lamb ji si date bi ma leen wax ni 30 31 ak 1er juin foofu ca Bamako ñoom baato ñu leen di rappeler rek mbër yi nga xamante ne ñoom lañ nominé ci trophée meilleur lutteur semaine bi ñu génn Ibou Ndiaye Oboli 2 drapeau la am Ndiol Géant bu bari bi nga xamante ne moom moo jël lamb bi amoon jaxaw ak moo dëpp luy coon numéro 2 bi jël fële na le ca Dakar Adrien Senghor kon gars yi dugg leen ci commentaire yi ngeen daal di fotal ki ngeen yaakaar ne moom moo nekkoon le meilleur voilà donc tout droit rang muy abonné Zal caméraman bi maa lay siyaar di la kontaane bu baax a baax rang muy abonné zulum zalam dig daje beneen mercredi ak beneen journal di mbapat fii ci Lamyn TV